ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store. ñu leen di nuyu yéen ñu ñuy suivre sur Dakar Buzz moo xam Facebook Instagram wala YouTube tey nag ñu ngi fii si Loof yaa laa yéen seet si association Vision 129 nga xam ne moom moo ëmb rek regroupé surtout Seydina Limamou Laye yëpp ñëw nag di si wax ak seen secrétaire général moo di Alassane Laye Diop moom mooy secrétaire général boobu la association lu ñuy fi indi nag du leen lu dul waxtaan ak ñoom si mbirum Zeyda Jaman nga xam ne moo nekk ndaw suus nga xam ne saf na temps yi sàpp si lii di réseaux sociaux yi à travers ay conférences yi organisé di sensibiliser nit yi ànd ak ay taalibeem rek naan moom mooy messagère d'Allah à travers nag chant laayeen yi maanaam jàng laayeen yi la koy jaarale ay conférence am si yooyu la si faral di teg ngir rek lancer ay message am mu doon nag loo xam ne merloo woon na leen loolu rek moo waral suñuy tànk fii ngir ñu gën a waxtaan si soxna soosu maa ngi lay nuyu sëñ bi. maa ngi lay fay soxna si bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina shaytaani rajim laa xawla wala quwwata illa billahi al azim waaw donc man maa ngi tudd Chérif Alassane Laye Diop di secrétaire général association Vision 129 donc muy association boo xamante ne ay sëtu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñoo ko sos bi ñu ko sosee it ànd si ak seeni yenn mbokku taalibe di liggéey nag ngir xool nu ñu mën a def ngir ñoŋal yoon wi xam ne moom la sang ba Seydina Limaamu taxawal fii si dëkk bi muy yoonu laayeen wi muy kuréelu axlullaahi. jërëjëf Chérif Alassane Laye Diop ñu ñëwoon tey waxtaan seeg yéen si mbirum Zeyda Jaman gis nañ ko temps yi saf na sàpp si réseaux sociaux yi moom nag ñu koy wooyee Ndeye Fatou Ndiare mu dippee boppam Zeyda Jaman ñu gis ne rek tur boobu mu tuddee boppam am na lu muy signifié ñu bëggoon nga leeralal ñu ko tuuti. waaw donc man si wàllu woowu je pense pas que dinaa si mën a avancer ndax nit ki nga xam te ne dafa xëy tëdd nelaw yeewu xëy ne dafa am lu ñu koy wax xam lu ñu koy wan je pense que pour wax si loolu dina xaw a doy waar si man lenn daal xam naa ko moom mooy titre tey Seyyidu Zaman wala boog ñu koy wax sangub jamono tur la woo xamante ne sunu yaakaar yi tey ak ëllëg muy Seydina Limaamul Mahdiyu mi nga xamante ne dafa feeñ si jamono wax ne moom mooy moo doon démb di tey maanaam wax ne moo doon Muhammadu Rasulullahi suñu njëkk ña di Limaamul Mahdi fii si ñaareel wàccuwaayam am na fu mu waxee si biir waxam ba indi titre boobu féetale ko boppam wax ne mooy fi muy tàmbale naan wa sayyidu qaza zaman yaati wa yuxaalifal ulama boobu mu ngi wax ne sangub jamono jii di man mii di Limaamul Mahdi day ndax loolu lu téere yi waxoon la téere yi ñoo waxoon ne Imaamul Mahdi moom mooy ki yàlla dénk axiru zaman bu ñëwee moom day fekk axiru zaman nekk si jamono bu jaxasoo bu ñëwee moom mooy ki war a indi solution yi war a génne ñooñu axiru zaman maanaam la fin des temps moom mooy ilimaanu fin des temps ngir day ñëw fekk jamono bi jaxasoo moom mu war a gindi réer yi nit ñi nga xam ne dañuy commencé égaré wu moom mu war leen gindi bi mu ñëwee mu wax loolu ne moom sangub jamono boobu di Seydina Limaamu day feeñ na waaye ixtilaaf am na maanaam juuyoo am na si li mu wax ak li boroom xam-xam yi wax donc boroom xam yi opposé ko te loolu it boo demee si alfutuxaatu makkiya bu Muhyiddin Ibnu Arabi moom wax na lu ni mel wax na ne bu Imaamul Mahdi ñëwee ñi koy njëkk tey opposé wu mooy les théologiens ñii maanaam ñi doon gëstu téere yi ñoo njëkk a taxaw opposé wu ko moom bi mu feeñee jàngul bindul kenn musul gis ku ko jàngal bi mu feeñee loolu la njëkk a wax musul yër téere futuxaatu makkiya mais wax na lu ni mel ndax nee na moom sangub jamono bi feeñ na xaw a juuyoo ay atte ak ñi nga xamante ne ñooy ulama yi jamonoom donc bi ñu toogee ba dégg nit kuy woote it ne moom mooy Seyda Zaman Zeyda Zaman plutôt dama ne ñun loolu ça ne nous concerne pas léegi nag je me dis que ku ne nit ku ne tu es libre woote la neex bu la neexee nga tëdd nelaw ba yeew ne yaay yàlla wala nga ne yaay leneen loolu yow la engagé parce que lu nit wax si àdduna boo génnee àdduna it di nga taxaw si kanamu yàlla nga leeral ka la nga def wala la nga wax foo ko tegoon ñun nag tant que nit kiy wax la muy wax concerné wul sunu yaakaar muy Seydina Limaamu concerné wul ak njabootam concerné wul li nga xam ne mooy am jàngaleem ñun loo mën ci def sunu yoon nekku si mais nag bu fekkee da ngay woote ne si kuréelu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam nga bokk dañuy lay obligé
si nga tënku si li nga xamante ne moom mooy condition yi nga xam ne moom la Baye Laay jàngale alayhi salaatu wasalaam da nga siy tënku xam ne am nga kilifa tey benn kilifa la ñu am laayeen du kër goo xamante ne da nga naan diw mooy xalifa diw wala diwee xalifa diw benn xalifa la ñu am muy alxalifa Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw ibnu Seydina Issa Rouhou Laye ibnu Seydina Imam Laye alayhi salaam kooku tey moom la ñu am si kilifa donc képp kuy woote leneen si kër gi nag loo xamante ne lu uute la ak moom li ñu ko dénk wala ngay xëcc wax moom la ko yàlla dénk ñun du ñu la reconnaître comme ko bokk si ñun waaw loolu daal defe naa ne mooy li ñu mën a wax si wàllu Zeyde Zaman parce que jéem nañ ko gëstu jéem nañ si xool waaye nag comme la muy def uute na ak ñun la ñu jàpp ñun du ñu déclaré aussi côté ak la muy woote moom waaye nag bu ñu demee ne ba muy xaw a laal sunu pas-pas wala di mu bëggoon sunu pas-pas pour wax dinañu nag taxaw te mooy li ñu def nii waaw bu dee amul beneen question ñu yeggale. di ngeen taxaw ba tey si Zeyda Zaman lay des moom nag ñu gis mu ne moom mooy messager yàlla maanaam ay message am lay jàllale di mel ni kuy wootee prophétesse moom Zeyda Zaman ana ndax jigéen loolu rôlam la lan ngay wax si boobu mbir. waaw mooy li ma wax rek xam nga sa adduna moom ba mu sosoo ba léegi lu ne dégg nañ ko boo demee si alxuraan da ngay dégg yàlla di wax naan wala taqulu salaasa bu leen di wax mug ñett maanaam yàlla gi bu leen ko ñetteel bu leen na ñett la benn yàlla am ilaahun waahid et pourtant am na ñu taxaw ne yàlla am na soxna wala ñu ne yàlla am na doom wala nangam te ñun alquran daf ñu tere lool et pourtant sunu maandu ñun tax na ñun loolu dugguñu si de la même manière itam ki toog fële tëdd nelaw ba yeewu ne moom mooy borom jamono ji wala moom mooy yàlla wala mooy yonent bi wala mooy malaaka bi wala moom mooy jibril ñun suñu yoon du nekk si mbiram waaw suñu yoon du nekk si mbiram parce que loolu moom la engagé te lu nit wax tey jii di nga tëdd dugg sa bàmmeel leeral ko yàlla donc moo tax côté boobu ñun duñ si wax mais nag li concerne suñu kër loolu mën nañ si wax waaw li xam ne dafa concerne suñu kër maanaam dañu toog semaines yi ñu weesu ñu yónnee ñu ay vidéo soxna soo xamante ne rek dafay wax ne dañuy wax ne moom nee na moom mooy la messagère du messager d'Allah en fait loolu la ñu gis si sax li ñuy jot a gëstu si ay mbiram daf ne moom mooy la messagère neewul moom mooy le messager d'Allah wala la messager d'Allah daf ne moom mooy la messagère du messager d'Allah moom mooy ki fi nekkal maanaam yonente bi yàlla bi xamuñu nag ban yonente lay wax ndax yonente yu bëri nañ 313 lañ si ñu yàlla sol mission yónni leen muy ñi nga xamante ne ay messager lañ ñu leen di woowee mursalina si seen biir am na si lim boobu noonu dañ ko limu 313 dañ ko jël si limu 124 000 ñoom te ne yàlla tappal na leen gratuit yonente te forcément yónniwul ñëpp si biir 124 000 yooyu la am ñenn ñu mu jukki jox leen mission ñoo ñooy yonente yi donc boo ne yow yaay la messager du messager d'Allah war nga leeral si kan la si biir messager d'Allah yooyu bu fekkee ne da nga ne Seydina Limaamul alayhi salaatu wasalaam parce que ñun dañu gëm ne li Baye laay wax Seydina Limaam dafa feeñ ne comme ni ma ko wax si njëlbeen moo ma démb moo ma tey maanaam dañ ne moo doon Muhammadu Rasulullah démb mooy Limaamul Mahdi tey ñun ñu gëm loolu jaayante ak moom si loolu donc bu dee nit ki def ne moom mooy messager Seydina Limaamu foofu ñun dañu leen dem leeral loolu parce que Baye laay tey si jamono benn messager ka fi nekkal muy alxalifa Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye képp itam kuy jël message itam si moom nga koy jëlee rek si ndigalam pour mën ko weesaare bu dul loolu ñun amuñu beneen kilifa bu dul loolu moom la ñu am comme kilifa ak rakkam yi ko fi nekkal te ñoom titre boobu noonu xalaatuñu ko sa xëccu ndax bàyyi nañ ko wax Baye laay alayhi salaatu wasalaam waaw. leneen lu ñu jaaxal si boobu mbir gis nañ ko tarixa yu bëri nañ mais moom dafa ñëw rek focaliser wu si laayeen te tamit waajuram bu jigéen laayeen la ñu taxaw tey yéen ngeen ne moom nekkul laayeen est-ce que da ngeen ñu expliquer waatal foofu tuuti. waaw bon man fi may leeral leen kese la man si laayeen gi laa juddoo waaw si laayeen laa juddoo sama maam bi jur sama yaay mooy al xalifa al mujaddid wa saahibu zamanuhu El Hadji Seydina Issa ibnu Seydina Mandione mooy xalifa bi may Parcelles Assainies bii unité 1 ba unité 26 te laajul dërëm état du Sénégal mooy xalifa bi itam bi nga xam ne moo créé appel donc defe naa ne si laayeen gi laa dëkk fi laa juddoo fi laa defee it samay humanité ak lépp te soxna soosu yàlla rek ma tiim musuma ko teg bët lu dul keroog àjjuma ba ñu demee këram avant boobu musuma ko gis bi ma njëkkee gis vidéo bi ma laajte kii kana ñi ma njëkk a orienté dañ ma ne catholique la si ëllëg si laa daje si benn xew ak sama yenn mbokk ñu ne ma en fait soxna soosu de yaayam taalibe la si kër gi muy ku ñuy wax Chérifa di soxna Sadio Laye Sow soxna Sadio boobu nag di yaayu ndaw si maamam muy maam Mamadou Sow moo bokkoon si mag ñi njëkkoon gëm seen naali maam keroog ba ma wootee bi ñu ma waxee nag de si famille boobu la bokk ma ne kon nag il faut que ñun ñu def les démarches pour xam kii li muy woote lan la ndax sunu kuréel bi la bokk wala déet loolu yëpp ñu ngi ko def nag si ndigalu sunuy kilifa ndax sëriñ Ibba mii toog tey mooy sunu kilifa mooy sunu président
moom it jël ndigal si kilifaam yëpp kilifaam bu ma nee kilifaam nag bu ñu nee Seydi Mouhamadul Amin mi nga xam te mooy yor kàddu kër gi def naa dina yóbbaale ñëpp. donc bi mu jëlee ndigal li muy yebal ñu dem gëstu ji loolu si laa jokkoo ak ay ndiyaayam ndiyaayu soxna si ndax dama si am ay wóllëre bi ma jokkoowee ak ñoom it ñu ko mitidlu ko ne ma sax dañuy bëgg def délégation pour dem seeti ji yaayam pour mu tere doomam jooju loolu mu nekk def ndax mbambam yi bëri na te taalibe yi buur nañ ne dañuy dem attaqué ji soxna si fa mu ne te bu ñu ko attaqué jee këram mbooloo kenn mënu kaa contrôler service de l'ordre sax mënul téye mbooloo bu mer surtout ku ñu laal pas-pasam tey nit ki nga xam te ne da nga laal pas-pasam da lay jaay ba kanam nga rey ko baa mu rey la bu demee nag ba pas-pas tollu foofu képp ku siy wax rek wala nga siy def war nga sóor la ngay def moo tax ba mbir mi amee ñoom ñu dem gëstu ji soxna sa jéggalu mën leen bi ñu ñëwaatee wax ma mën leen ñun leen lañu bëgg mu leeral ñu moom soxna Sadio moom xam ne mooy yaayu soxna si dañu bëgg moom mu def déclaration tuubal waa Laayeen si tooñ gi nga xam ne tooñ na leen ko ndax kuréel Seydina Limaamu bi daray caaxaan mosu see bokk tey bëri na si àdduna ñoom te ne gëm nañ Seydina Limaamu comme it bëri na ñu ko weddi mais tey ñuy weddi Seydina Limaamu ñëpp nangul nañ ko dara mooy njàngale mi mu indi sell na rafet gom te ne mosu ñoo gis ko indi lu ni mel ba indi lu ko ëpp kon tey bu ñu demee ba jamono ñu gis luy jéem a tilimal liggéey boo xam ne Seydina Limaamu moom liggéeyoon na ko li ñu war mooy ñu fexe kooku tuub la mu def ndax man damay gis ni damay naan l'erreur est humaine ku ne mën nga def erreur mais tam ki def erreur dafa am ay conditions yoo xam ne moom la yonente bi jàngale ne noonu la ñuy tuubee bu ñu defee erreur mu ne ki def erreur il faut que mu toog reconnaître ne moom def na erreur bu ko reconnaître ba pare mu daal di koy tuub reconnaître na erreur bi mu tuub ne erreur bi day lii day ma def day ak njuumte la ñetteel bi mu ne mooy mu jël la ferme décision ne lii dootuma si dellu moo tax bi mu wax bi ñu yégee loolu itam ñu fexe dem seeti ji yaayam ba ñu demee sa kër ga yaayam toog ñu wax ak moom ma xamal ko nag ne ko ñun si ndigalu kilifa lañ fi ñëwee waaye même bu ñu kilifa yónni wuloon itam am nañ sañ-sañu ñëw lijjanti lii dans la mesure où en tant que talibé dañu laal sunu pas-pas te tey laal gi ñu laal sunu pas-pas daf ñuy jox le droit ñun ñu dem régler la nga xamante ne moom mooy agression bi dal sunu kaw par rapport sunu ngëm ba ñu waxee ak moom itam ma xamal ko ne que kër Seydina Limaamu gi benn kilifaa fi ne benn xalifa la ñu am muy Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw képp kuy uyoo Seydina Limaamu ne ab taalibeem nga da ngay tënku si ak ndigalam rek dafa ay santaaneem comme naka maamam daan jëfe moytu ay tereem comme naka maamam daan tere ku def lu uuteex loolu nag ñun dañ lay considéré comme koo xam te ne da nga génn si kuréel bi boo génnee si kuréel bi nag ñun loo def sunu yoon nekkul si yow waaye nag bul jël sunuy photo yi sëriñ di ko utiliser si say événement bul jëlit si kar yi nga xamante ne dañ koy bàkke sunu yaakaar yooyu di ko jëlee si ay caaxaan ba ma ko waxee loolu itam moom soxna Chérifa itam mu daal di jégalu daal di def déclaration ne moom day parce que dama bëggoon mu leeral ñu ndax njabootam googu ay laayeen lañ wala déet parce que man mosuma leen gis si affaire laayeen seen yaay nag xam naa ko ñoom ren laa leen di door a gis ajjuma la mu xamal ma ne moom day si laayeen la juddoo moom soxna Sadio te mu ngi feddaliwaat ancrage am si biir communauté laayeen daal ne ay njabootam it ñu ngi si laayeen ma ne ko nag li doon gënoon neex moo doon ñoom ñu toog fii say doom seede loolu léegi nag comme yow yaa leen fi nekkal di seen kilifa te nee nga ñoom ay laayeen lañ itu dama bëgg nga xamal leen ne nañu maanaam tënku si ndigal li mooy nañu doon ay taalibe takk seen i ndigg toog sëñ Iba mii baayam mooy ñetteelu xalifa boobu ma la wax moo sama rakku yaay la seen baay laa la ne moom moo créé appel moo wër këru diine yi Sénégal yëpp jàkkaarloo kilifa yi mu bokkal jamono yëpp si këru diine yi fi ne ku si ne mu jàkkaarloo yow ne la sama maam feeñ na 1883 nee na moo ma woon démb tey moo ma woon di Muhammad moo feeñaat tey di Limaal Mahdi fa mu fa jaar yëpp amul fenn fu ñu ko weddee mosuñu dégg benn kilifa gu ko weddi te enregistrement yaa ngi fi ñu ngi enregistrement wu ku si ne sa kilifa yooyu ba mu la waxee la nga ko tontu ñu ngi enregistrement yi kenn si ñamu demoon waxal weddiwul la mu wax xëy na tey la jamono neex rek ku ne lekk ba suur toog si internet wala feneen toog di wax mais kilifa yi yoroon jamono ji kenn kii wul woon pour weddi loolu mooy bàyyi kii kon defe naa ne kii kenn gënu kaa yey tey kenn gënu koon yey pour woote ay daraja wala ay maxaama et pourtant dafa takk ndigam laxasaayu ne moom lenn rek moo ko ñor liggéeyal diine maamam ji lépp lu mu gis loo xam te ne war na mën a doxal yoonu laayeen wi mu ngi si daw guddeex bëccëg ku ko xool sa jaxe sa kax taalibe defe ne taalibe ndax ak oyofam kon defe naa moom moo gënoon yey pour di woote ay daraja wala maxaama mais moom mu ngi tënku si ndigal ak ñeneen ñu mel ni moom tey ginnaaw xalifa bi nee naa la kër gi benn xalifa la am sëñ Ablaye doo fi dégg keneen ko ñu naan moomay xalifa baayam ndax kenn xëccu fi benn daraja dañu jël lépp jébbal ko benn nit
muy sëñ Ablaye dañu mel ni daal ñu jël ay buum yeew sunuy baat ñun takk ba mu dëgër jox ko benn nit ne ñun foo ñu jaaral ñu jaar fa si ndigalal si kàttanu yàlla waaw kooku kon moom rek lañ fi jiital moom rek lañ fi reconnaître titre bu war a tax mu war a def si diine ji wala di dindi ñu ma ne soxna si nag comme sa doom ji ñee nga laayeen la te ñun Seydina Limam bi mu wootee col gu weex la fi indi dañu bëgg nga wax sa njaboot googu comme ñu ngi ko ne ay laayeen lañ mayeetuñu leen ñu dem si benn jataay bu ñuy organiser di fa wax waxu laayeen te solo ñu ay yére yu weex seen yére yooyu ñu jël ñambaas yi léopard yooyu dañu bëgg ñu dindi ko dañu bëgg ñu dindi léopard boobu man après mu xamal ma ne d'ailleurs sax soxna si moom ay ñoom ay yére yu weex kese lañ sol ma ne ko waaye vidéo bi la fa nekk àdduna yëpp gis ko mooy yére yu am couleur léopard li gën mooy nañu fexe dindi loolu na dakk ndax seen aliment mu dundam gépp yére yu weex la doon sol mag ñi ko gëmoon seen dunda gépp yére yu weex lañu sol jotaay bu ñu woote it bu ñuy ñëw dañuy insister ne xalifa bi nee na kuy ñëw na nga sol yére yu weex kenn neewul na nga sol yére bu weex bu rax ñuul te pourtant xalifa bi kaala gu weex ak gu ñuul lay kaalawoo mais taxul kenn si laayeen am sañ-sañu sol yére noir et blanc yére bu weex tàll ngay sol doo si rax leneen ndegam nag ñaari couleur yooyu du noir et blanc yi bàyyi laay di kaalawoo ay njabootam di ko kaalawoo la ñu mayul ñëpp di ko sol lu dul ne ñëpp dañu war a sol yére yu weex pourquoi ñu war a nangu ko siy boole couleur u segg xaw ma am na ñuy wax naan affaire franc-maçon la am na naan échec la mais man dara leeru ma si li ma si ñoroon lenn kese la mooy tilimal nañ jéem mënuñu ko tilimal mais jéem nañ tilimal image yu kër gi ndax kër Seydina Limaamu jigéen mosu fee am kàddu goo xamante ne day ilif ay góor di wax ñu koy déglu musul am kii ma lay wax nii baayam bi muy toog si xilaafa gi moom Baye Seydi Thiaw moo magoon ci seetu Seydina Limaamu yi mais jamono bi muy toog si xilaafa gi doomu Seydina Limaamu mu ngi dund doomu Seydina Limaamu mi sañ ca yoon wii di maam ummi Baye Laay maam ummi Thiaw di caatu Seydina Limaamu mag Baye Seydi Thiaw fuuf mu ngi doon dund pourtant bi heure de fal xilaafa jotee kenn falu ko maam ummi te mooy kilifa ak Baye Seydi Thiaw Baye Seydi Thiaw la ñuy fal ñetteelu xalifa moom soxna soosu di bàjjenam di doomu Seydina Limaamu gunge ko si loolu di ko ñaanal kon jigéen mosu fee yor benn kii parce que yàlla moo def ay yàlla moom moo bëgg catégorisation di nga dégg mu naan tilka rusulu fadalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalama Allah wa rafa ba'dahum darajat fële nga dégg mu wax ne ar rijaalu xawaamuuna ala nisa moom yàlla jël na kilifteef gi jox ko góor ñi si kaw jigéen ñi fële mu ne encore wala rijaali alayhinna darajat ni góor ñi am nañu daraja yi si kaw jigéen ñi kon yàlla moom dafa responsabiliser góor kon kër gi musul am jigéen buy woote mbooloo lii musu fee am c'est la première fois dans l'histoire de la communauté te li ma la wax c'est un exemple ñetteelu xalifa bi muy toog ci xilaafa gi laal ne ñaari magam yu jigéen ñi mu bokkal benn baay ñu ngi dund taawa baayam ngi doon dund ñu koy wax maam ay deseen moom ki mu bokkal ndeyax baay di magam bu jigéen soxna ummi laay di doomu Seydina Mandione ñaanal xalifa mu ngi doon dund waaye seen bàjjen ñoom ñëpp di doomu Seydina Limaamu mu ngi doon dund te kenn dénku leen ñoom ci xilaafa gi bon loolu nag aw ma si lu ma leer parce que bi ñu fa demee ba enregistré yaayam mu def déclaration boobu jéggalu jëlaat nañ vidéo yi ñu fa jëlee dem yóbbu ko si sunu kilifa muy Seydi Mouhamadul Amin bi mu ko xoolee itam mu joxe ay instruction yo mu joxe def nañ ko si la ñu recontacté waat yaayu soxna si moom si la defee déclaration daal di jéggalu tuub ne loolu dootul amati parce que it boo demee defee dara ñun nit nangu nañ ne ku ne mën nga juum mais boo juumee nga respecté ñetti conditions yi ma wax sànq ne te yonente bi jàngale ne noonu la ñuy tuube boo ko defee après ñun dañ lay nangul sa tuub sa jéggalu dañuy nangu de jéggalu nga ñun tooñ nga ñu mais jéggalu nga ñu jël nga décision ne yow reconnaître nga sa tooñ rëccu nga ko jël nga décision dootoo ko defati moom soxna soo jotuñu diggée parce que xam nga tey nit ki nga xam ne dafa xëy un jour rek commencé wax yu mel noonu di woote yenn cëre man lenn laay gëm damay gëm ne kooku dafa am lu ko dugg nag tant que fajuñu ko mu den si moom day jàpp rek ne moom moo nekk si dëgg xam nga tey li ñuy wax un mythomane tey bu toogoon fii di fen boo ko tegee si détecteur de mensonge du ko jàpp mythomane mooy comme ne day fen de manière spontanée naturelle buy fen du tay fenam ni comme ne buy fen nii du tay ay fenam la ñuy wax mythomane kooku boo ko yóbboo si détecteur de mensonge bu waxee détecteur de mensonge du ko jàpp ndax ki nga xamante ne tey feebaru fen buy wax dëgg am na battement yu xolam di këram am na nu muy dawee am na rythme bu muy dawee buy fen rythme day accéléré détecteur de mensonge yu mën a xam ne kii day fen wala kii mu ngi wax dëgg ki nga xamante ne nag c'est un menteur pathologique waxuma sax si kaaw soxna si mais damay wax maanaam un menteur pathologique muy un mythomane buy wax détecteur de mensonge du ko jàpp comprendre nga
comme itam ki nga xamante ne dafa am lu mu gëm moom loolu la gëm naturellement dafa gëm ne moom dafa am lu ko mission bu ñu ko sal moom pour mu génn si loolu dañ ko faj rek parce que li muy woote dama jàpp ne ndaw si dafa soxla ku ko ñaanal ku ko faj mu wér parce que li ko dal mooy li yaayam wax yaayam daf ne te boo paree mën naa laa wan vidéo la ñu filmé yaayam nga déglu pour confirmer li ma la wax nii maa ngi wax vidéo bi moo wan la nga déglu la yaayam wax pour confirmer leen li ma lay wax nii loolu la ñu wax moom yaayam moom dafa jàppe mbir mi ne nattu bu ko yàlla teg la ndax lu ëpp fukki at lu ne mu ngi siy jéem ak doomam la mu dund ak doomam moo ko xam mu ngi nangu nattu bi ko yàlla teg man may wax ne soxna si li mu soxla jamono bii c'est un conseil nag bu may joxe parce que dès l'instant que xëj na la muy def ute na li ñuy kii man aw ma sax droit di ko conseiller lu mu def moom la concerné mais en tant que jullit li may conseiller nit ñi ko kii mooy ñi ko wër nañ ko jàppale ñu jéem ko fajlu lu ko dugg génn si moom parce que man mii fekk naa ba taay fu ñuy fajee ku jinne jàpp ndax samay mag dañuy faj loolu dañuy faj ko ay jinne jàpp ku en général ñi jinne di jàpp bu ñuy wax jinne ji day jël baatu surtout jigéen ñi bu leen di indi si samay kilifa ñu leen di faj dañuy jeg ba si ak jël baatu góor commencé wax beneen bi mooy kii di wax di tari alquran ngay wax allahu nuuru samawati wal ard masalu nuurihi ka miskaatin fiha misbah ngay wax di def ay faute xam je pense que boo nee yow yow yaay représentante message d'Allah la ngay wax war la jub comme naka message d'Allah daan waxee finalement bi mu ñëwee ne moom mooy Muhammadu Rasulullah lépp la mu wax ak la mu jàngale ak la mu jëfe dafa dëppoo ak li Yonent bi teg mu ñëw indi sax loo xamante ne nit ñi gis nañ ne gën na sax rafet lu mu fi fekkoon moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ba alxuraan jamu daan tari ak lépp ay boroomi xam-xam rek ko waroon la tax boroomi xam-xam yooyu ñëw jébbalu si moom mooy ba ñu ñëwee dañu gis ni que la ñuy wax ñoom si seen jàng la ñu jàng ñëw moom mi jàngul mu leen ko gën a mokkal la ñuy jàng li ko wax bu ñu ñëwee moom mu corrigé waat leen jàngalaat leen ne du nii donc tey kii woote ne moom message d'Allah la ba pare alxuraan ja ngay tari dañ la ko sol nga koy wax da ngay def ay faute da ngay damm képp ku jàng alxuraan tey déglu bu dégloo alxuraan ya muy tari di nga xam ne dafay damm araf yi man nag gëm naa ne ku ñu sol alxuraan boo koy wax da nga koy waxee naka Yonent bi daan waxee ba ko yàlla solee doo ko damm même boo jàngul nëxu wala règle de grammaire arabe yi booy wax la ngay wax war na doon lu jub lu xam te ne sax ku jàngam soriwul sax bu ko déggee na xam ne lii jub na mais kay wax la muy wax daf ay alxuraan yu ay arab ay kii dafay damm arafi alxuraan yi muy wax daf koy jaxase dafay yàq baat yi elle prononce mal la muy wax waaw kon basi waaw bon loolu mooy li ma la expliqué dama la ne fekk naa samay mag bataay ak samay kilifa ñuy faj en général jigéen ju rab jàpp wala ay jinne dugg ko souvent bu ñu leen di faj dina am foofu bu ñu fa tolloo am nay laaya yoo xam te ne bu ñu ko tàmbalee utiliser pour convoquer rab bi leen jàpp lu si mel ni wali kullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul xayraati aynama takunu yaati bikumullahu jamian inna allaha ala kulli shay'in qadir bokk na si aay yi ñuy utiliser pour convoquer rab bi jàpp nit ki bu ñu koy utiliser en général ñi si ëpp si jigéen ñooñu ay rab yu góor leen di jàpp bu ñuy wax seen baat noonu lay def nekk baat bu róog lay ne bu waxee yow boo toogee fa dëgg bu ñu la nee jigéen nga weddi ko ndax da nga naan góoree wax fekk la ko dugg mooy wax à travers kii xëy na nag femme bi si même condition yi la nekk toll foofu nag kenn du la ñëw di la jay wala di la gëmloo kii bu ñu xool xaalis bi ñu siy am bu ñu xool xaalis ba nga si mën a am nan nit ñuy jël affaire u xaalis tekk te jël yàlla jiite gi seen i mbir xam ne yàlla moo fi ne mbooloo bu bëri buy ñëw di la topp di la jox ay addiye wala di la jox ay kii bu mu tax mukk ngay encouragé nit si loo xamante ne la muy woote lu dëgg wala la muy woote safaanoon ak la nga xamante ne moom mooy li nit ñi miin man loolu rek laay wax nit ki am na fu mu toll dañuy dem utal ko ay ñaan ut lu ko jàppale te bàyyi diina ji ñu bu boobu li may tëjee sama wax nag pour bañ a gën a guddal mooy communauté Layène ñun ñii division 129 xam ne ay solution naa Limaamu lañ taxaw nañ léegi bés ni ki tey ne mayatuñu benn mbindeef si communauté Layène bi kuy uyoo ne ab Layène nga mayatuñu benn mbindeef ngay utiliser turu Seydina Limaamu wala turu kenn si njabootam pour di wax wala di def loo xam te ne wuute na ak li ñu baaxoo si kër gi benn kilifa la am Serigne Ablaye la bu amee ku Seydina Limaamu di waxal di ko jox ay instruction wala ay directives yu taalibe war a topp du kenn si ñi fi ne di ay taalibe ku dul Serigne Ablaye Serigne Ablaye Thiaw mi nga xamante ne dawal na maamam 50 ans si di wër goxi Laayeen yi goxi adduna yi fu ne di wesaare mission maamam lépp loo xamante ne war nañ ko fi wax moom mooy ki nga xamante ne mooy sunu interlocuteur bi ñu koy jotal mooy sunu intermédiaire sunu diggante ak Seydina Limaamu si jamono jii may waxee ku dul moom amul sañ-sañu naan ñoon kii nangam wala nangam à moins que nga doon koo xam te ne rakkam nga wala keneen si famille bi wala keneen si biir kilifa yi diine ji taalibe yi koo xam te ne moom moo la jox sañ-sañ wala ndigalu tax nga wax tant que gisatuñu loolu
mayeetuñu benn mbindeef si communauté Layène bii kuy uyoo ne ab Layène nga ngay waxati wala ngay def lu uuteex loolu képp ku ko fi defati ñun dinañu jaar fi ñu war a jaar ak yow pour régler loolu dinañu saisir le procureur de la République pour que ñu xam ne ko kii mu ngi def loo xamante ne buñ ko lijjantilee sunu bopp dina menacer xëy na stabilité dëkk bi ñoom ñu jël si seen responsabilité bu ñu ko jëlulee ñun dinañu bàyyi taalibe yi ñu dem fajal seen bopp ndax communauté Layène communauté bu pacifique la waaye nag cela ne veut pas dire que dañu am lu ñu ragal wala yooyu pacifique nañ trop mais nag on a des limites tey ku ñu fi jaaxoon ku ñu fi ñëwoon tey wax lu concerné sa waajur bi la jur nga am noo doxale seen maam nag ñun du sunu yaakaar kese sunu maam la sunu deret la diineem ji ba mu koy créé si ay conditions yu métti la ko créé Layène gii mu ne Layène gii mu sanc yoonu Layène gii mu xam ne moom la sanc ba mu koy sanc si conditions yu métti il a vécu pendant 66 ans yoo xam te ne 66 ans yëpp ay mbokkam ak i voisin ak i dëkkandoom dañ ko wan ginnaaw terewul moom mu continuer di sax di gën a dëggal ne moom ndawal yàlla la dund ko si conditions yu métti ba taxaw fi doo xam te ne tey wax naa la ko sànq même ñi koy weddi tey nangul nañ ko ne moom Seydina Limaamu la mu indi si enseignement mbindeef mënu see soppi dara mbindeef mënul indi lu gën loolu ñëpp xam nañ ni kii daal li mu yor daal xam nañ ne fa mu ko jëlee fu sell la loolu nag duñu nangu effort yooyu yëpp sunuy maam gàddaay jóge fu ne ànd ak Seydina Limaamu si loolu sunu maam yooyu ba ñuy ñëw ay xaafisul Qur'aan si lañ li ñu woon ak ay tafsir ay spécialiste lu grammaire arabe ak leneen te pourtant ba ñu ñëwee jéemu ñoo soppi dara si diina ji loolu tënku nekk ay taalibe ndegam ñooñu ñoo soppiwul dara si mbir mii changé dara jamono bii ñu nax nit ñi ñoo bokk jamono mayetuñu kenn muy utiliser sunu yoon wii pour di animer ay intérêt personnel am ñu ngi lancé défi ñu ngi lancé un appel à tout le monde mayetuñu kenn ngay woote lu uuteex lii fi ne ba pare di jël sañuy sikkar di ko utiliser wala ngay jël image yu jàmmalaay wala image yu kenn si sunuy kilifa li ñuy wax nii nag dem nañu waxtaan ci ak kilifa yi si war a waxtaanal muy sunu maam Seydi Mouhamadul Amin mi nga xam ne tey moo yor kaddu xalifa bi waxtaan nañ si ak moom lépp lu ñu si def itam dinañ ko si rendre compte waaye daal ñu ngi leen di xamal ne ñun ñii njaboot di Seydina Limaamu di association vision 129 mayetuñu mbindeef ngay wax si kër gii wala di jël sañ-sañ di wax te kenn joxu la ndigal li loolu daal la ñu amoon si fu ñuy tëjee sunu kàddu. bon xam nga mooy li ma la expliqué rek man ndaw si xaw ma ndax ab Layène la personnellement musuma kaa gis si Layène gi xëj na dina am ñu fiy ñëw di leen seet wala naa nga mais yoon musuma kaa gis benn yoon laa ko mos a gis à part vidéo yooyu ajjuma bi paas bi ñu demee këram kër yaayam may génn am ko ma dajeel benn soxna si romb ñi ma tax àndaloon ne ma soxna si moo nekk noonu si laa ko mosee gis nii donc kooku mënuma ko seddal ak Layènam yaayam nag kaddu gi yaayam wax rek laa mën a jàpp ndax tey nit kii la ne ab jullit laa mënoo ko nangu lu ne ab jullit la mais yow nekkoo si ab xolam xamoo la fa ne am na ñuy gëmloo nit ñi ne ay jullit te duñu ay jullit wa mina naasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil axir wa maa hum bi mu'minin alxuraan ko wax am na ñoo xamante ne si biir nit ñi ñu ngi mbubawoo diine ji di gëmloo nit ñi ne ay jullit lañ di wax ne gëm nañ yàlla gëm nañ nangam te wa maa hum bi mu'minin te bokkuñu si way gëm ñi donc nit ki ngëmam moom leen nga si mën a seede mooy la mu wax ak la mu wane man nag personnellement dégguma ko moom mu wax ne ab Layène la moom soxna si yaayam laa dégg mu wax loolu gisuma itam mu def loo xam ne gis naan lii yëfi Layène la ma gis si moom mooy la ñëpp gis si vidéo yi sa laa ko dooree gis bu ma ko gisee it dem naa ak samay kilifa yi ak sama waa association ñu de jéem sa lañ si man pour que jéggaloo am ak tuub am ndax dañ ñoo tooñ googu ñuy tooñ nag ñu jéem ko tuub itam promettre ne dootuñu ko defati loolu def nañ ko yaayam def na loolu bu leneen moom nag bu defaatee leneen lu uteex loolu bu boobaa nag di ngeen xam ne kër gi am na kilifa waaw bu boobaa non am na sanction ne lu nit di wax sanction parce que kër gi dafa mos a doxe si sañ-sañ ak kilifteef Layène mosu ñoo bëri communauté Layène bëriwuñu woon comment tu peux comprendre communauté Layène bëriwuñu ba pare kenn mosul taal jiyaat attaqué Layène de Seydina Limaamu bi muy feeñ en 1883 boobu jiyaat am na si dëkk bi ay kilifa yu bëri ñu ngi taaloon jiyaat si Sénégal di dem di attaqué ay population di leen dal seen kaw si contexte boobu la Seydina Limaamu feeñe ne man maay Muhammadu Rasulullah maanaam yéen ñëpp ñuy wooteel naan da ngeen bëgg yonente bi ay saabaam ngeen ak nangam man maay seen kilifa ndax man maay Muhammadu Rasulullah man maa feeñaat jamono man Muhammadu Rasulullah mi feeñoon si araab yi maa feeñaat jamono ba mu ko waxee man la réew mi Sénégal ay kilifaa ngi foon di jiyaar benn kilifa musul taal jiyaar jàkkaarloo Seydina Limaamu gisuñu benn kilifa gu mus a bind si ay mbindam kilifa yi bind bëri na musuñu gis ku bind téere wala bind benn bëyit kese pour attaquer Seydina Limaamu weddi la mu wax musuñu kaa gis waaw loolu laa jàpp parce que dama gis ay nit man ñoo xam te ne lu mel noonu dugg na leen ñu doxale wane même symptômes yi xam nga tey mbir na ngay natte rek mooy symptômes yi mu wane
loolu laa jàpp dara leeruma sax parce que gëstuwuma ay mbiram si côté boobu seetuma ko it côté boobu bu doon nag dañ ko indi si kilifa yi yàlla may xam-xam si wàll woowu ñoom dinañ ko si dimbali xëy na si côté boobu. mais il paraît que boo xoolee ba si biir dafa mel ni moom dara jàpp ko comme si dafay liggéey parce que c'est pas la première fois dem na si pays yu bëri di sensibiliser comme ni mu koy defee nii peut-être ne dafay door a feeñ aussi. ah peut-être parce que man li ma wax rek libre à tout le monde de se déclarer lu la neex ne yow yaay nga ne yow yaay yonente bi yaay yàlla loolu yow la concerné mais si kaaw soxna si li ma la si wax rek li ma si am si information semaine dernière sax laa ko si door a am à la base bi ma laajte dañu mën woon catholique la ndax ay français nit ñi xam nga Sénégal la ñuy exagéré ñi ko déglu mu wax bi ñu ko déglu ñu ñëw ne ma benn kii catholique la ma ne ah ok kon suñuy mbokk ahlul kitaab la voilà donc man loolu laa yaakaaroon par la suite lañ ma leeral ne ab jullit la ñu leeral ma ne doomu soxna Sadio boobu di Chérifa Sow ñu ne ma doomam la donc la mu doon def avant xaw ma ko la mu doon def après it xaw ma ko li ma si concerné daal mooy tilimal na sunu image yu kër tilimal boobu mu tilimal sunu image yu kër loolu moo ma ñoroon ndax si seen carte d'invitation yi dañ si dugal photo jàmmalaay muy photo xabru Seydina Limaamu xabru boobu xam ne tey jii ñun daf ñu jaral ñu joxe sunu bakken tey bu ñu laajoon joxe sunu bakken ngir Seydina Limaamu ñu joxe sunu bakken ngir moom kon it képp koo xam ne da ngay utiliser image yu kër gi wala si ay affaire u caaxaan wala leneen ñun dinañ taxaw jàmmaarloo ak yow foo xam nag doole wala loo yaakaar ne am nga ko boobaa ñun dinañ ko jëflante ak yow ndax boobaa dañ xam ne kër gi caaxaan mosu fee am te képp ku jug pour xeexal caaxaan am si kër gi di nga si jël ndimbalal yàlla di nga si jël ndimbalal yonentam boobu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bon loolu nag moom damay wax rek de loolu yàlla rek a xam ak moom mi nga xam te ne moom moo woote loolu yaayam daal ba ma demee nee naa ko soxna si mu ne ma waaw ma ne ko seen maam yéen ba muy ñëw di jébbali sunu maam parce que sama maam laajee nu mu tudd daf ko ne Labba Sow laa tudd sama maam am sañ-sañ bu toll ne ko bés ni ki tey tur yooyu ay tur ceddo la woon mu ne ko tur wii di Labba Sow day dindi naa ko bés ni ki tey tudd naa la Mouhamadou Sow sama tur laa la jox Mouhamadou tey tudd naa la Mouhamadou góor googu ba tey Mouhamadou lay wuyoo ndijaayam jooju ma jokkoonal te si mbir mi muy Alaaji Mamadou Sow seen maam jooju lañ ko tuddee Mamadou Sow daba tur Labba boobu d'ailleurs loolu tax kenn déggatu ko woon ma ne ko sañ-sañ boobu sunu maam amoon ba ñëw fekk seen maam mu soppi turam ne ko tuddatoo Labba Sow bi si tudd naa la Mouhamadou jox ko turu boo xam ne turu dëppoo lislaam la ma ne ko sañ-sañ boobu la ñu yaakaar ne am nañ ko si kaw bépp taalibe bu jógee taalibe Seydina Limaamu nga te bokk ak ñun ñii di ñabootu Baay Laay jamono sañ-sañ boobu it ma ne ko moom moo fi ñëw indi sa biir kër ma ànd ak vision 129 gi pour ñu ñëw sa kër pour xamal ne sañ-sañ ba sunu maam amoon si say maam seeni maam di suñuy maam itam si taalibe yi tey sañ-sañ boobu la ñu am si kaw képp kuy óoleen taalibe bi Baay Laay nga ba boo defee lu uuteex la nga xamante ne mooy sunna si fi Baay Laay tracé alayhi salaatu wasalaam ñu am sañ-sañu dindi la si loolu boo ko nanguwul kii itam ñun ñu considéré comme que génn ko si kuréel bi te bu ñu xësee ba jàpp ne nag def nga défiance bu wane ni génn nga si kuréel def nga kii lu wane ne génn nga si kuréel bi bu boobaa nag dootuñu la mayeti dara ndax lépp loo defee lu engagé suñu responsable de communauté ñun dinañ ko faj dañ ko war a faje ndax ay kilifaa ngi fi woon di faj mbir yi nañ ko daan faje ba tey looloo ngi fi nag kilifa daan faje mbir yi mu ngi fi ba tey jamono bi itam mu ngi fi xëj na kay kër gi day kër gu am kilifa googu nag waxtaan nañ la ñu war a waxtaan dañu war a jëflante dañu ko jëflante incha allah le moment venu bu neexee yàlla. non kooku bu ma koy lancé appel damay dem toog jàkkaarloo moom nekk soxna si mu ne ma naam wala mu ne ma laay ma nekk li ngay def nii ndax ab laayaan nga wala doo laayaan bu ma ne ab laayaan la ma nekk dañu bëgg mu dakk bés ni ki tey bu la neexee nag nga ne yàlla am na lu mu la may loolu kenn du la ko xel ndax yàlla moom mooy maye waaye nag na dëppoo ak li nga xamante ne mooy li kër gi doxe kër gi benn kilifa la am Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye bu Seydina Abdoulaye Thiaw Laye demul itam am na ñu koy représenté di ak njabootam muy ay rakkam di ay doomam ay jarbaatam ak xisitam te ku siy wax itam si ndigal ngay waxe ku si amul ndigal amoo droit wax tey li may wax nii man ak li may nekk sëriñ Seydina Limaamu itam bu ma si amuloon xëy na ndigal bi dinaa dem jéem ko fajal sama bopp en tant que talibé waaye du ma wax boobu dama koy wax si turu association bi di Vision 129 am si ndigal moo tax may wax si turu Vision 129 doon ama si ndigal Vision 129 si en mon nom propre laay waxee man Chérif Alassane Laye Diop doomu diw sëtëb Seydina Limaamu boobaa foofu laay waxee donc bu boobaa it bu doon dama dem di am lu ma koy lancé du doon si télé ni laa koy lancé damay dem toog ak moom comme ni na ma defee dem toog ji dem nga këram wax ak yaayam noonu laay fexee dem toog ba toog ak moom boobaa ma wax ko la ma koy wax mais comme waaw parce que comme ay ndijaayam ñoom ñoo doon lijjanti li ñu doon lijjanti ba ñu lijjantee yaayam la ñu waxal ba ñu demee wax ak yaayam ne moom taxaw na pour def déclaration tey nit ki nga xam ne dafa am leen loo xam ne daf ko gëm daf ko jàpp
nga jàpp ne peut-être li muy wax nii dëppoowul ak nit ku ko xamante ne ànd na ak sagoom kooku je pense pas que boo toogee nag da nga koy raisonner di wax nii loolu dina ko régler dem toog ak waxam moom boobu may wax si yeneen anam lay doon du maanaam dem toog nii rek nekk dañu bëgg nga bàyyi lii déedéet nit ki nga xam ne dafa am leen lu mu gëm benn affaire am na loo xamante ne moom loolu moom mi ngi sur un nuage nit ki nekk sur un nuage mën nga ko wax li nekk boo ko wax li nekk suuf intéressé wu ko moom si kaw nuage la ne la muy gis foofu noonu yemul ak li ngay gis fii kooku du wax nii rek moo koy doo dem nekk bàyyi lii rek tax mu bàyyi ko da ngay dem yóbbu ñu faj ko dañ koy faj ba mu àndaat ak sagoom bu demee ba dellu si ak sagoom kooku di nga ko mën a conscientiser conseil que mu dégg comme nag am na ay mbokk ñoom tamit ñoo ñu gën a légitime ñun si faj ko am na ay mbokk ñoom ñu ñoo war a def le premier pas vers moom pour lu ko dindi si loolu moo tax ñu njëkk a jaare si yaayam mi nga xam te ne moom moo bokk si ñun si li ma xam li ma mën a seede ndax moom yaayam seede laat na ma ne ab laayeen la moo tax ñu jaare si yaayam ji nga xam te ne moom si ñun la bokk xamal ka ne kat comme sa njaboot gii utiliser nañ suñu turu kër def si loom te ne naka su dul noonu la te tey yow confirmé nga ne ñoom ay laayeen lañ waxal xamal leen ne nañu arrêté loolu te lépp loo mën itam pour dem faj sa doom ngir mu bàyyi lii génn ci affaire yi nii demal nga def ko léegi nag ñu ngi toog di xaar bu ñu demaatee nag ba gis lu waroo ak li nga xamante ne moom wax na ko moom soxna soos di soxna Sadio di yaayam bu ñu gisee lu waroo ak lañ ko wax mu def ko te mu ne dina ko def maanaam ne lii dootul amati bu demee ba jamono ñu gis lu waroo ak loolu mu def loo xamante ne nduróo na ak li jot a am nii bu boobaa nag ñun on avisera boobaa nag nous prendrons les mesures qu'il faudra pour régler loolu ak beneen anam bu dul anamu diplomatie bi ñu njëkk a def ndax lépp lu mënti am rek dafa am lu ñu koy régler waaw dafa am lépp lu am rek dafa am lu ñu koy régler ba du violence kese mooy régler waaye nag yeneen bi def ne bu fekkee am ngeen lu leen naqari na ngeen ko faje si ñetti anam yi na ngeen ko faje si seen loxo baa ngeen faje ko si seen kàddu seen làmmiñ baa ngeen métitlu ko si seen xol bi mbir mi amee nag ñun mënoon nañ ko faj si ñett yëpp mënoon nañ ko faje si sunu loxo ndax mbooloo ñi sunu ginnaaw boo xamante ne ba ñu buuree ne dañuy dem régler ji problème bi bu ñu leen bàyyi woon si benn demi jour nañu def kër googu dóom loolu moom yàlla xam na ko waaye on a préféré jiital carte bi nga xamante ne mooy carte pacifisme bi nga xamante ne moom la bàyyi laay teg mooy jàmm moom la ñu njëkk a def jàmm ji nag moo doon dem seeti ji yaayam waxtaan ak moom def nañu ko ba ñu ko defee la ñu war a wax ak moom wax nañ ko ak moom dégg na lañu ko wax itam te wax na bi mu paree def na déclaration te yéen ñëpp gis ngeen ko loolu nag la ñuy xaar di xool ndax dinañ gis lu uuteex la maire ba wax bu nee ba gis nag loo xam te ne uute na ak la soxna soosu wax moom yaayam si déclaration am boobaa nag ñu xam ne kon ñii sunu message ba ñuy jàllale c'est tombé dans l'oreille d'un sourd boobaa nag ñu xam nag ne lii nag nekkatul erreur ndax ki def erreur defaat erreur am kooku defatul erreur dafa def ak tayeef ndax ki def erreur benn yoon mën nañ ko jéggal si xam ne si erreur la ko defee ndax erreur mën a dal ku ne waaye ki def benn erreur répéter la même erreur kooku nag dafa taxaw défier bu boobaa nag après ñun dinañ xam na la ñuy régler loolu incha allah et tout le monde verra bu boobaa na la ñu koy régler bu neexee yàlla. ok donc di jégaluwaat bu baax xëj na wax ji un instant xaw na am tuuti kii ñu xam ne dafa dugg si tey comme li ma wax rek tey Sénégal gépp kuy wax te yàlla rek tax xam nga ne bu ñu laalee sa pas-pas nga am noo ko réglé nga am noo doxale yàlla nag may nañu tey maîtrise de soi boo xamante ne may nañu bi mbir mi amee ñu gérer ko ak dal bu ñuy wax nag xëj na dina xaw a kii trop parce que li ñu yëg rek la ñu wax donc di jégaluwaat bu baax di nuyu mbooleem taalibe yi di déjà fa laa waroon tàmbalee sax di nuyu sunu xalifa di jaare si moom di nuyu mbooleem xullafaaw yi si Sénégal di nuyu mbooleem kilifa diine yi fi ne ak tey ñi nga xam te ne ñoo yor wàllu ndombu tànk yëpp di masawu sunu mbokku laayeen yëpp ñi nga xam te ne ñu ngi ñuy woo ba léegi di naxarlu mbir mi ñu ngi leen di masawu di leen xamal rek ne lii nattu la nag boo xamante ne moo wax dund nitu yàlla yi ñoo ànd saa yu nitu yàlla feeñee am ku ko jéem a yàqal mbiram waaye nag yàlla ëpp doole ñëpp ndax Seydina Limaamu tey defe naa ne bu fekkoon nit ñi mënoon nañ dara si wooteem bii kon duñu waajal nii di waajal célébrer 140e anniversaire de l'appel de Seydina Limaamu alayhi salaam pour le mois de mars donc c'est parce que yàlla daf si ànd ak moom dooleel ko si moo tax mu am ndam li donc ñu jàpp rek ne lii am nii du yàq dara si sunu pas-pas du change dara sunu pas-pas donte itam am nañ si naqar itam kër gi day gën a set gën a rafet rek lépp lu fi nekk luy tilimal itam yàlla incha allah ñu ngi koy ñaan mu dooleel ñu si ba ñu mën ko effacer ba mu kër gi dellu si ba kër gi mën a continuer sa na mu mel te benn incident bu mel ne dootu fi amati incha allah di jégaluwaat bu baax. ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer
léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak it tamit ay entretien yu mucc ayib. yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store.